mbokk yi safoo Leral TV jërë ngeen jëf ñu ngi leen di nuyu di amati mbégte comme ni ñu ko baaxoo defee saa son di leen dara seen émission bi di Jokkoo nag comme ni si fàttali rek muy émission politique bi nga xam ne dafay wax lépp lu jëm si wàllu biir réew mi ñu siy daral nag bis bu ne ay kàngam yooyu tey ñu siy daral madame le ministre Fatou Néné Tall loolu ministre ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ko mbokki internet yi bala ñuy dugg suñuy biir émission. waaw jërë ngeen jëf maa ngi leen di nuyu bu baax xuma di leen gërëm di leen sant ci seetsi bi ngeen ñu seetsi pour ñu waxtaan ci li nga xamante ne nii mooy luy jëmale réew mi kanam ak jëmale ndaw ñi kanam di nuyu téléspectateur yëpp yi ñuy seetaan ci Leral TV ci émission bu mag bi nga xamante ni mooy Jokkoo. alors si fàttali rek ñuy wax ne Néné Fatoumata Tall laata muy nekk ministre de la jeunesse bokk na si membre fondateur APR membre fondatrice APR du moins bokk nekk na tam PCA bu LONASE laata muy nekk ministre nekk na tam adjointe maire Guédiawaye tey mu nekk ministre de la jeunesse depuis bi ñu falaatee président Macky Sall. alors suñuy laaj dañ koy tàmbalee ak question nationale tey li gën a fës presse bi yëpp di ko wax bokk na si acte de pédophilie acte de viol amul bis boo dul toog te doo ko gis malgré teg si loi yi état bi teg yëpp mais chaque jour phénomène bi day ñëw di ñëw tey nga jàpp en tant que ministre de la jeunesse tey yan matuwaay la état bi war a yokk. waaw maa ngi lay gërëm ci question bu am solo boobu ni nga ko waxee noonu la fan yi mujj ñu ngi dégg ay nit ñoo xamante ni ñu ngi leen di jiiñ di xalaat ne am na ay jëfin yoo xamante ni def nañ ko ci ay ndaw muy nekk jëfin yoo xamante ni rafetul jaaduwul yoon daf ko tere non seulement yoon daf ko tere mais yoon dafa gën a dëgëral tere gi mu ko tere tëkkale jëfin yooyu ak ku rey nit kon defe naa ni bu ñu demee ba gis ni ay nit a ngi feeñ ci ay jëfin jàpp naa ni jëfin yi dëgg la mi ngi fi waaye loi bi am na ci solo parce que boo xoolee yi génn fan yi ay dénonciation la ay révélation yoo xamante ne ay ndaw ñenn ñi ngi ko doon dund des années ren nañ koy soog a génne di ko wax donc ça veut dire que ni loi boobu président Macky Sall teg fi muy criminaliser le viol et la pédophilie am na solo am solo goo xam ni tax na tey ndaw ñi ngi def li nga xamante ni moom la ñuy wax briser les barrières maanaam lii leen daan indil fenq rëq-rëq ba nga xamante ni daawuñu wax ni diwkat mi ngi may def naka su dul noonu ndax ragal dara fekk leen ci xam nañ ni ragal gi léegi dafa war a changer boor ni muy changer boor mooy kii def moo war a am jàqare ak tiitaange waaye ne du kii ñuy def muy xale bi donc loolu moo tax tey jii ni ñu gis ni ay révélation mi ngi am ñi nga xamante ni ñi ngi leen ko daan def te waxuñ ko ñi ngi koy wax dañ koy condamner nag fermement ndax mënuñu comprendre société mag neef yi ku ne nekk fi waaye tàmm nañ xale yi ndaw ñi nga xamante ni ay moomin nañ yàlla da ko bind ba pare aar ko ñun mag ñi tamit ñu war leen a protéger fii ci ministère de la jeunesse nag am nañ fi programme bu tudd protection sociale des jeunes te jeune ku ne jeune ñun dañu jàpp ni 0 ba 35 ans ci nañ bokk kon xale yi nga xamante ni ñu ngi leen di violer ñun jàpp nañ ni war nañu am liggéey de sensibilisation parce que protection des enfants dëgg la ministère de la femme mi ngi ci ministère de la justice mi ngi ci ministère de l'intérieur ak yeneen mais ministère de la jeunesse dafa transversal donc dafa am domaine d'intervention dafa xaw a yaatu ba tax na ndaw ñooñu ñi nga xamante ni ñi ngi leen di def naka si dul noonu ñun jàpp nañ ni am nañ waar ci sensibiliser leen ni ñu leen di sensibiliser mooy li ma wax sànq xamal leen ni léegi ku ñu xool bi nga xamante ni waruñ la ko xool sax war nga mën a dem signaler ji ko wax te dara du la ci fekk parent bi tamit am na ci responsabilité ndax kii dugg sa kër jël sa doom uuf teg ci kawam di def yenn yi yow war nga bàyyi sa xel bu baax a baax ci yooyu école yi tam même chose war nañu bàyyi xel ci xale yi nga xamante ne ni ñenn ñi dañuy ñëw di raasaatu ci buntu école yi ak daara yi parce que bu ñu demee ba nga xamante ne nii ñi nga xam ne ñooñu war a jàngal diine jàngal ñu ay valeur jàngal ñu xam-xam jàngal ñu métier ñoom ñooñu ñooy sàkku ci xale yooyu defe naa ni tiit war na kon nag loolu moo tax jóg dafa war ñëpp tey du ministre de la jeunesse bi rek mais sœur bi mag bi yaay bi moo jóg taxaw pour xeex li nga xamante ne nii mooy viol te man de combat la boo xamante ne nii personnellement dama ko compter mener sensibiliser sol sama dàll ci su wàcc ci base bi
sensibiliser parents yi mais sensibiliser wax ak xale yi directement loolu nag liggéey la boo xam ne dañ koy def en partenariat ak suñuy collègues ak suñuy nattaango mais aussi en partenariat ak suñu projet bi nga xamante ni mi ngi ci ministère bi mu tudd PPJ projet promotion des jeunes nga xamante ni moo ëmb protection sociale des jeunes ñi ngi ciy liggéey ak UNFPA def nañ ci ay jéego yu am solo ci li nga xamante ni mooy mariage précoce ak grossesse précoce yooyu yëpp def nañ ci ay liggéey ci zone rurale yi tey boo demee suñu centre conseil ado yi am na liggéey yu am solo yu ñu ci def xale yi dem nañ ba pour freiner phénomène grossesse ak mariage précoce dañu signé ay pacte ak seen yaay yi pacte bi mooy seen yaay yi waruñu leen a maye tànk egguñu ci at mi wala tànk jeexaluñu seen jàng seen yaay yi tamit xale yi signé pacte ni ñoom it du ñu dem joxe ji seen bopp ci àll bi tant que li ñu signé ak seen yaay yi egguñu ca kon loolu defe naa ne am na solo et dafa marché bu baax a baax ci zone yu mel ni par exemple Kolda dama koy citer toujours en référence parce que foofu xale yu jigéen yi ñu ngi def jéego yu am solo ci sensibilisation bi ci nañ leen di gën a ñaax gën leen ci jàppale gën leen a accompagner pour que message bi jàll egg fi mu war a egg. Madame la ministre est-ce que itam jàpp leen ne tey lu mel ne daara yi ñu bëri ñoom dañu jàpp ne chaque jour dañ leen a tudd parce que dañ leen a bëgg a xeex est-ce que jàpp leen aussi sensibilisation war ngeen ko def ak ñetti diine yi aussi wax ak ñoom si phénomène bi. waaw loolu jóguñu ci mais nag duñ ko généraliser naan daara yi phénomène bi nekkul ci daara yi ñu ngi fay jàngale diine di fa jàngale xam-xam di fa jàngale comportement yu rafet parce que tey boo xoolee Sénégal ñi nga xamante ni nii ñoom nañ fi gën a naw bokk ci daara yi jaar nañ fa wala ñu jógee fa ay nitu daara nañ kon nag daara lu ñu war a fonk la lu ñu war a jox confiance la maintenant bërëb bi galas fépp la am du ci daara yi rek la am de fépp la am ñi ngi ci biir kër yi ñi ngi fi téye waaye dañ ko dul foogee ci daara ba bu amee nit yi da leen di jaaxal da leen di tiital loolu moo tax tey ji ñu am naqar ak tiis bu ñu déggee ni ñu ne sëriñu daara def na lii def na laa parce que loolu du image yu daara du jëmm daara lu rafet rek la ci nit xam-xam la ci nit xam diine la ci nit xam comportement yu rafet nañ ci xam suñu kilifa yu mag yi ngay dégg ci Sénégal yëpp lu rafet nañu jàngale lu baax nañu jàngale ak ñeneen ñi nga xamante ni sax bokkuñu ci kër sëriñ seeni daara nañu yor di jàngale xam-xam ñenn ñi di dugg ci kër yi di jàngale xam-xam waaye loolu yëpp parent bi mooy war a am vigilance état bi aussi ñëw protéger xale yi te defe naa ni ñi ngi ci parce que président de la république dañ koy delloo njukkal ci loi bi nga xamante ni teg na ko fi pour criminaliser viol loolu defe naa ni dafa ñëw ci waxtoom tey ku def naka su dul noonu xale ku ko violé wala nga def ay acte de pédophilie yow ak rey nit nañ yemale loolu dafa am solo trop moo tax ñu koy gën a vulgariser sensibiliser ñu bañ cee abuser tamit parce que parfois loi dafay dañ koy voter mais dina am léeg-léeg ay rëq-rëq yoo xamante ni nii ci application bi day xaw a doy waar loolu moo tax président de la république ñaax képp kuy jigéen nga dem sensibiliser sa moromu jigéen sensibiliser xale yi pour que message bi jàll ñu xam naka nañuy appliquer loi bi ak lan nañ koy jëfandikoo dafa am solo. loolu am na solo waaye ku wax itam ministre de la jeunesse danga wax citoyenneté. mu mel ne président de la République lancé na cleaning day. waaye dafa mel ne dañu seetlu ne askan bi en majorité. comprendre luñu parce que dafa mel ne yëfu politique lañ ko jàppe ñoom. ndax tey ministre de la jeunesse am na ay actes yoo xam ne jàpp na war na ko poser pour nit ñi xam ne peut-être cleaning day boobu. askan bi ñoo xam ne dafa mel ne waa APR aussi dañu ñëw jël ko ak moo ko def yëfu politique. waaw cleaning day bi d'abord ma saluer waat idée bu rafet boobu nga xam ne président de la république am na ko muy am initiative xeex contre insalubrité dafa doon loo xamante xeex boo xamante ni ku ci nekk rek sa biir kër d'abord nga ko war a tàmbalee waruñu set tamit ci suñu biir kër salte ci biti loolu moo tax président de la république jàpp ne xalaat bi ñuy wax naan mbeddum buur la dafa war a dañ ci bopp askan bi mbeddum ñëpp la lu nay ku nekk la kon ñëpp ci war a bay seen waar ba mu set bale sa biir kër génn ci mbedd mi sànni loolu dafa war a jeex yor këyit sànni ci mbedd mi loolu dafa war a jeex saw ci mbedd daf ci war a jeex donc yooyu yëpp ay acte de citoyenneté la ñun nag ñu am fii tamit programme bu ñuy wax éducation à la citoyenneté te président Macky Sall ku nekk xam na importance bi mu accordé citoyenneté wax na ko ci
grand discours am yi gën a mag wax na ban place la accordé à la citoyenneté ñun aussi ñu comprendre loolu dès le début ni ñu koy comprendre mooy suñu programme boobu dañu nekk di ko dérouler d'habitude daawuñu mettre l'accent trop ci citoyenneté mais bi yoon dañ ko cee def bu baax a baax booy xool vacances citoyennes yi mujj dañoo mettre l'accent sur la citoyenneté. Cleaning day bi aussi pour ñëwaat ci li nga ci wax dañoo jàpp ni déjà bale fomp raxas ndaw a ko mën ndaw ak jigéen ñoom nañ ko jagleele en tout cas donc ñoom ñoo ko war a def jeunes yi ñoo war a jël à bras le corps ce combat là mëne ko ba vaincre insalubrité fii ci réew mi ñun duñ ci des ginnaaw dëgg la président de la république ku ci nekk dafa la wax sa gox nga nekk fa mais am na liggéey bu nga xamante ni ñi ngi koy togg ak conseil national de la jeunesse pour que combat bi ñu jël ko de façon globale c'est-à-dire au niveau national ñu conscientiser ndaw ñi xam leen ni mbir boobu seen yëf la ñu def ko seen yëfu bopp pour que chaque samedi mais au-delà même chaque premier samedi du mois mais au-delà même de cette date dañ ko war a def de manière quotidienne loolu dafa war a nekk loo xam ne dañ koy dund au jour le jour donc liggéey de conscientisation boobu ñun ñu ngi ciy bay suñu waar te dañ koy gën a accentuer maintenant ci aspect politique boobu nga wax man gisuma ci inconvénient bu fekkee ni politique mën na seetal mbedd wala mën na seetal dëkk mais nañ ko politiser mais nag li ñuy bañ mooy politisation à outrance bi ba fàtte li nga xamante ni moo ñu tax a jóg mais gisuma ni politique lu bon la ci wala nag bu fekkee ay section ay nu mu tuddati ay groupement jóg nañ ni ñoom dañuy bale seen gox maanaam bu ñu nee APR Guédiawaye APR Golf Sud jóg nañ ni dañuy bale mais tur bi rek a ci nekk mais li ci nekk contenu bi mooy ay nit la ñoo xamante ni dañoo jóg pour seetal seen gox loolu dara nekku ci li bon mooy ñu fàtte li ñu tax a jóg mooy seetal donc loolu nañ war a mettre en avant maintenant groupe yi koy def ak yooyu nuñ koy kiyee dëgg la manière bi baax na nuñ koy seetalee loolu yëpp baax na mais identité bi amul solo ñëpp a ci yem politique société civile président bi muy lancé appel sénégalais yëpp la lancé appel kon sénégalais yëpp ñoo war a génn waaye nag waa partem waruñu cee des ginnaaw ñoom war nañu génn tamit jël combat boobu def ko seen combat boobu loolu la waa APR yi def donc ñoom dañoo xeer ci président Macky Sall ba fu mu joxoñ ñu jàpp ni foofoo gën loolu nañuy def te wax dëgg yàlla saa yu ñu ko defee ndam rek nañ ciy am. bi muy woote dialogue national opposition bi ñu bëri daf leen yónnee lettre wax leen dafa bëgg ñu participer ni ko dialogue bi ñoree ba mu def loolu ndax jàppoon aussi ci cleaning day bi waroon na def la même chose quand même pour les partis de l'opposition. waaw loolu bu ko defoon jàpp naa ni gàcce la war a doon ci opposition parce que kaay seetal sa dëkk kenn warul xaar ñu la ci bind lettre loolu man de wax dëgg yàlla bu may jox xalaat président dama naan ko loolu jarul a def parce que woote rek dafa doy président bu waxee ni rek ni damay woo sénégalais yépp pour que ñu jël xeexu xeex boo xamante ni day setal réew mi xeex li nga xamante ni mooy tilim ak salte ñëpp a war a jóg taxaw ci kon te defe naa ni nag wax dëgg yàlla opposition bi ak loolu leen mënti wax comprendre nañ loolu parce que cleaning day yi da nga leen di gis ñenn ñi ci seen ay localité ñu génn yor baleeg li jàpp naa ni daal peuple bi jël na combat boobu def ko combat boppam que mu nekk opposition que mu nekk pouvoir que mu nekk société civile jarul président vraiment di bind lettre di leen wax ñëw leen seetal seen dëkk bi pour bu setee seetalul président Macky Sall seetalul APR seetalul société civile seetalul opposition ñëpp la seetal parce que problème de santé publique sax mi ngi ci kon lépp ñëpp xaj nañ ci ñëpp ko war a jël comme muy nekk xeex. alors madame le ministre dañuy maintenant wax ci politique de jeunesse du gouvernement du Sénégal dafa am benn incompréhension bu ñu bëri am mooy bu ñuy wax politique de jeunesse dañuy wax ne emploi la ak promouvoir la jeunesse mais tey ñu gis ne direction de l'emploi nekkatut ci ministère de la jeunesse alors noonu tey ministre de la jeunesse donc yan pexe la mën a am pour jox ndaw ñi liggéey moom. waaw xam nga waruñu di indi confusion le ministère de la jeunesse c'est le ministère de la jeunesse mu am à côté ministère de l'emploi de l'artisanat et de la formation professionnelle yaa ngi dégg donc ñooñu
liggéey bu ñuy def du pour jeunesse rek, pour ñëpp la. Sénégal yëpp, jeunesse, jigéen, mag, ndaw, ñëpp ci nañ bokk. ñun nag suñu liggéey jeunesse nañ ko consacré jeunesse nañ ko consacré te yamul rek ci wut xëy. dëgg la ku ne jeunesse waxu emploi ngay wax, ñun ñu ngi ciy bay suñu waar. Au niveau du ministère de la jeunesse am nañ agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, muy bay waaram di def promotion emploi, employabilité, di former ay ndaw, parce que gis nañ ne ndaw yi problème bi ñu gën a am actuellement mooy problème formation. da ngay gis ku jàng ba eggal mais amul qualification pour am liggéey bi nga xamante ni moo ci war. ñun nag loolu dañ leen ci accompagner. Ministère direction de l'emploi ñàkk a nekk ministère de la jeunesse aussi terewul ñun ñi ngi liggéey ak ñoom. Ministère de la formation professionnelle, may saluer au passage sama collègue Dame Diop, muy liggéey bu rafet. Nit di nekk nit koo xamante ni day déglu nit te mi ngi collaborer ak ñun. kon ñun amuñu problème boobu. État dafa li nga xamante ne ni da koo teg mécanisme yi nga xam ne da koo teg pour ndaw ñi, dañoo war a liggéey comme sous forme de guichet unique. Ministère de la jeunesse, ministère de la formation ak DER par exemple, ñun signé nañu ak ñoom récemment convention boo xamante ni bu mag la pour promouvoir l'entrepreneuriat des jeunes. kon amuñu problème mu coordination ak synergie, lépp état la. Donc bu kii yoreelee kii yorlee nañu boole rek coordonné bu baax, nekk travailler en parfaite synergie, bu ko defee ndaw ñi gis ci seen bopp. Mais amuñu benn problème direction de l'emploi nekk fële, que mu nekk fële wala mu nekk fii, amuñ ci problème. État moo koy diriger, te état dafa yaatu, ñun la suñu morom, ñeneen ak ñeneen amuñ ci problème. wax dëgg ci problème de l'emploi boobu la ñuy des. gis nañ ne président créé na sa laay wax les domaines agricoles communautaires. mu basé woon ci trop ci politique am pour l'employabilité des jeunes. mais ñu gis benn moment dafa mel ni lépp dafa taxaw. bi fi sa collègue nekkee ak problème yooyu Mame Mbaye Niang gis nañ ne ma taxaw, mais tey est-ce que jeunesse bi mën nañ xam tey dag yooyu fan la état des travaux toll. waaw dag yi dëgg la, président lancé na ko depuis 2014 2016 inauguré nañ benn dag, inauguré nañ le dag de CFA. boobu mi ngi dox entre-temps, parce que ce qu'il faut retenir mooy que ni dag yi bi ñu koy lancé 4 dag la woon. moom nañu wax les dag de première génération, muy le dag de CFA à Sédhiou, le dag de Kër Momar Sarr à Louga, le dag de Itato à Kédougou et le dag de Kër Samba Kane dans la région de Diourbel. Donc ñeenti dag yooyu nañu lancé woon ni mooy nekk dag de première génération. CFA réalisation bi pare na, bi ngi fonctionner à Sédhiou. Maintenant amoon na ay lenteur ci yeneen dag yi, yooyu yàlla suturaal nañu ak impulsion président de la République, ndimbalam, ba nga xamante ne ni relancé nañu Kër Samba Kane nga xam ni travaux yi nekkoon na à l'arrêt pendant des mois. ñun relancé nañ ko bi ñu ñëwee fële Kër Samba Kane. may profito ci occasion di saluer liggéey bi rafet bi nga xam ne coordonnateur bi mi ngi koy def, Pape Malick Ndour. relancé nañ travaux yi foofu ba jeex na, on est à presque 100%. donc sous peu président de la République dina inaugurer daku Kër Momar Sarr à Louga. Kër Samba Kane également relancé nañ travaux yi en décembre. Je pense que c'est le 2 ou 3 décembre dernier nañ ko relancé. foofu tamit mi ngi dem à grands pas, et foofu mën nañ ne balaa fin d'année bi incha allah dinañ inaugurer. De ce fait cette année on aura 2 dak inaugurés bu ci yàlla àndee, et que ñu ci gërëm président de la République bu baax, parce que li ñuy wax rek ku ñemee dañ laa dee. lépp luñ ci def moom moo xarañteem la, moo ñu jàppale, moo booster liggéey bi ba nga xamante ne ni yegsi na fii. Maintenant Sangalkam li indi boobu mooy projet Itato nañu déplacé indi ko Sangalkam, parce que dañu gis ni problème mu emploi bi accentué na trop fii ci région de Dakar. Ça ne veut pas dire que ni dañoo abandonné bële aussi dinañ ko utal financement, mais quand on parle d'urgence, fii la urgence bi ëppee. loolu moo tax ñu indi Sangalkam fii. Sangalkam on avait des problèmes au niveau administratif, maanaam passage marché yeeg affaire yooyu. donc yooyu yëpp réglé nañ ko, et que
boobu tamit léegi ñu démarrer travaux yi incha allah parce que suñu partenaires israéliens yi seen matériel bi nañuy xaar mu ñëw bu ñëwee rek incha allah ci fan yi ñu démarrer travaux yi kon DAC de première génération yi yooyu daanaka féete na boor et que ñi ngi def suivi bi maintenant mu des beneen DAC bi ñu naan deuxième génération yooyu su financement banque islamique de développement la BID ñi ngi ko lancé depuis 2016 ku nekk xam na ni projet BID yi parfois day am lenteur ci procédure yeeg yooyu mais dernièrement signé nañ ordre de service yi nga xamante ne ni mooy tax études yi démarré gars yi ñu ngi ci terrain bi di démarrer études yi Njombato Fafakuru ak Boulel et cetera donc DAC yooyu ñoom tamit léegi ñu lancé leen suñu objectif en général mooy 45 départements yi fu ci nekk ñu def fa DAC te incha allah ak rythme bii ñu engagé buñ ci yàlla jàppalee dinañ ko matal bu soobee yàlla. alors ndax si DAC yooyu laay jeexale ndax jeunesse su mel na Touba diggoon nañ leen DAC il y a 5 ans. mais dafa mel ni déggaatuñ kenn ñu waxaat si. waaw mooy li ma la wax rek suñu objectif ñun mooy 45 départements yëpp am DAC te Touba ku nekk xam na ni population bu am importance bu forte moo fa nekk kon war na bokk ci priorité yi mbiru jeunesse nag tout est priorité fépp priorité la lépp priorité la mais daf ci am zone yoo xamante ni dafa am une forte concentration humaine surtout particulièrement de jeunes war nañu fa focaliser def fa la de sorte que ndaw ñi gaaw a gis seen bopp ci mbirum emploi te emploi agricole moom defe naa ni dafa am solo agriculture dafa nekk loo xamante ni mën na xeex bu baax contre le chômage des jeunes loolu le président de la République comprendre moo tax mu indi idée domaine agricole communautaire yi mu nekk idée bu rëy xalaat bu rëy boo xamante ne ni ñun ñoo am lourde tâche mettre ko en vigueur. alors madame la ministre politique du président Macky Sall ko tudd di nga wax transparence bi mu ñu jaayoon gouvernance sobre et vertueuse mais dafa mel ne dañu seetlu ci nguuram aussi dafa bëri ay rapport yoo xam ne dafay jëm nit mais dañuy wax ne du mucc fenn ba tey Cour des comptes rapport yi mu génne dafa wax ne dafay créer commission pour ñu saytu rapport yi ndax tey ñu bëri jàpp ne bu bëggoon lu leer daf koy jox justice mu def liggéeyam loolu ban gis-gis nga ci am. waaw xam nga rapport yi nag parfois sensationnel bi daf ci bari trop ndax li ñu war a comprendre mooy Cour des comptes day càmbar li nga xamante ni moom nañu yoree alalu askan bi bu càmbaree ba pare bu gisee ni fii am na rëq-rëq fii am na irrégularité loolu lépp da koy tënk nekkul ni tamit ñëpp lay càmbarandoo day jël chaque année ay structure agence wala ministère wala nangam mu jël leen ni ñii kat ren ñii lay dem càmbari ci bu demee càmbar leen ba pare loolu mu càmbar da koy tënk ci këyit bu ko tënkee ci këyit jébbal président de la République tënk googu nag dina def ay recommandation ni lii dañ ko war a corriger lii dañ ko war a def nangam lii dañ ko war a def nangam président de la République day liggéey ak ay techniciens ñoo xamante ni dañ leen di fay pour ñuy liggéey di joxe seen xalaat di càmbar ñoom tamit ci lii nga xamante ne ni ñoom moom nañuy jox président de la République comme liggéey ñooñu tam il faut ñu def seen liggéey président de la République bu nee dafay teg commission tegu ko pour diversion tegu ko pour jël dossier bi rek ranger ko ci ay tiroir non loolu def ko li muy def mooy teg commission boo xamante ni dañ koy jox seen xalaat dañuy càmbar li nga xamante ni Cour des comptes indi nañ ko comme liggéey pour ko defee ñoom ñu jox ko kii avem moom mooy xool après la décision finale lui revient loolu noonu rek la mais nekkul ni dañ koy ranger ci tiroir yi wala ñu protéger kenn parce que ku xam président Macky Sall xam ni transparence moom ci loolu lay dox transparence lay dox dañoo ñëw mu indiwaat réactiver créer indi nag ku nekk xam na ni am na ci ay procédures yoo nga xamante ne ni pour lutter contre la malgouvernance ak une bonne gestion day indi ay rigueur yoo nga xamante ni parfois mën na indi ay juwaatloo politique mën na indi yu bare mais yooyu yëpp da koo teg appliquer rigueur appliquer transparence kon nag kooku buy def loolu dañ ko ci war a encourager ñu rappeler ni tam Cour des comptes ñun bi ñu ñëwee dañ ko fekk mu nekk en veilleuse président de la République moo ko réactivé kon kooku bëggul lu lëndëm doxul ci lëndëm protégé wul tamit kenn
ñu bëri dañuy jàpp ne kër yi Karim Wade moo ko taxoon a jóg OFNAC ku mel ne Cheikh Omar Anne sa collègue épinglé ngeen nañ ko mais dañu gis ne nguuru Macky Sall amul kenn kuñ mës a yóbbu si yoon si affaire rapport ñu jàpp ne bu dee opposition bi comme Khalifa Sall dafay jàpp tëj loolu itam est-ce que dalal na xel nit ñi. waaw xam nga bu ay nit toogee di def seen ay météo politique wala di def seen ay gisaane naan rapport bi du mujj fenn nag rapport bi du loolu ñoom la engagé seeni xalaat la donc loolu du Coran du Bible du la nga xamante ne ni mooy dëgg sax déjà parce que président de la République mënuñ ko jàngal nu ñuy defee transparence wala nu ñuy defee gestion bu sobre rapport yooyu ak man dama comprendre lan moo tax rek dañuy tëb rek ni waaw waa APR mosuñ tee tëj kenn mais lu tax ñu yéen a ñun ay tëj lan moo tax rek ñu ne waa APR président de la République bu bëggul woon ñu càmbar waa APR kon du fi teg OFNAC ñi ngi fi teg OFNAC di def liggéeyam tranquillement en toute discrétion maintenant parfois nag ñenn ñi dañuy bëgg sensationnel dañuy bëgg xumbal wala ñu kii lu génn rek wala lu ñu dégg rek buñ déggee ni teel ni matt ga damm na c'est pas comme ça loolu defe naa ni jëmalewul réew kanam réew wax ju bari calomnie verbiage xaste ak toroxal doomu aadama daf ko taxul jóg nit yi am na ci ñu nga xamante ne nag bu saa yu xëyee ba suba ba ngoon loolu la traîner dans la boue les politiciens loolu moo war a jeex politicien bi dafa am ndey am baay am mag am ay rakk am njaboot bu ñëwee di gérer ki ko war a càmbar mi ngi koy càmbar ki ko war a xayma li nga xamante ni moom nañu càmbar ak ki ko war a joxe justice ñoom ñëpp a ngi dund kon nañu bàyyi ñooñu ñu def seen liggéey yoon def seen liggéey kenn amul droit parce que yor nga sa bic wala yor nga sa micro yor nga sa écran rek da nga war a traîner dans la boue des pères de famille saaga leen wax leen lu leen neex politicien bi nit la koo xamante ni day daw suba ba ngoon jot pour askanam kon waruñ ko parce que dafa nekk politicien rek dafa vulnérable wala dafa nekk ci mauvaise posture loolu dafa fi war a jeex vraiment loolu laa am ci li may wax ci loolu mais di leen rassurer que ni président de la République mësul protéger te kenn te du protéger kenn loolu il faut ñu jàpp ko ça ne veut pas dire que ni régime bële dañ fa tëj ay nit que waa APR forcément il faut ñu tëj ci kenn juste pour faire du cinéma bu waa APR deful dara lu tax ñu leen di tëj bu ñu defee dara ñun nanguwuñu président protéger te président du protéger kenn ku muy nommé buy toggee ak yow ak moom ak yàlla loolu la lay wax liggéey bu rafet laa soxla waaye du ma protéger kenn man de entre autres choses bi may nommé ba may nekk PCA LONASE loolu la ma président Macky Sall wax loolu duma ko fàtte mukk ndaw nga gérer ko ndaw moo nekkoon foofu jàppal mu dëgër nga liggéey def ay résultats loolu moo am solo mais nag du ma protéger kenn te jàpp naa ni loolu ba tey ci la nekk du protéger kenn liggéey moo ko ñor leeral ak def lu baax pour askan bi. alors temps bi ñu mën daanaka jeex na mais mënuñ ñàkk wax si wàllu politique. seen parti bi APR ñu bëri dañu jàpp ne APR parti la boo xam ne républicain yi lañ wax mais dañu bañ contradiction c'est-à-dire booy ànd ak ñoom loo wax ñu ne waaw mais boo xëyee wax benn wax bu bokkut ak seen gis-gis dañ lay attaqué ñëpp le cas de Moustapha Diakhaté illustration la si tey ñooñu la leen wax. waaw xam nga parti nañu waxuñu daayira waxuñu AIC waxuñu groupe de rap xam nga parti politique nañu wax mu am ay texte am ay règlement am discipline de parti lu ñuy wax discipline de parti donc parti boobu bu tënkoo ci loolu ku nga xamante ni daf ci tënko di parti boobu am na latitude du jël décision yi nga xamante ni moo ci war kon suñu parti amul dictature président Macky Sall ku nekk xam na ni ku mën a encaisser la surtout venant des gens yi nga xamante ne ni ñoom la jox ndomba tànk wala ñoo xamante ne ni séq na ak ñoom loo xam ne xalaatuñu ci ñoom ñu wax ko lu ñaaw wala ñu def ko lu ñaaw kon bu loolu amee muy muñ di muñ moom bu dee muñ di sa sax askan bi ñoo warul nangu président Macky Sall di muñ yenn yi surtout venant de son parti ñun ñoo war a nawloo président de la République nawloo askan bi nga xamante ni ñoo ñu jox réew mi nuñ leen di nawloo mooy suñu wax ju bari ci askan bi dafa war a nekk di leen sensibiliser di leen wax li nga xamante ni moo leen di jëmale kanam wax li fi président de la République def
waaye waruñu teesante ci rajo yi, waruñ ci xastante, waruñ ci waxante lu ñaaw. parce que nag politique dox daje la, mais ku ci nekk nañ la yaree sa kër, na ngay génnee sa kër yow yaa ko xam, mais ça ne veut pas dire que ni da ngay génn wax lu ñaaw, attaquer sa morom, attaquer président de la République. am nañu droit nag ak devoir défendre suñu régime, défendre président de la, mais dañu jàpp ni politique du xaste, du wax bu ñaaw, du saaga. combat bu jotee nag dañ koy mëne, ñun xam nañ ñu ñuy xeexee, waaye du wax bu ñaaw, du def lu ñaaw. président de la République nag mooy personne morale u APR, moom nañ jiite def ko président de l'APR, te boobu ba tey dara ñaawul, def fi dara lu ñaaw. ñun duñu nangu ko fragiliser ak ko mu mënti doon, ak ambition bu nit mënti am nag ci parti bi, parce que bon c'est normal nit mën a am ambition ni dafa bëgg lii dafa bëgg lee, mais ñun APR fu Macky Sall xool foofu nañu xool, lu mu wax moom nañu wax, lu keneen wax suñu yoon nekk, parce que nag bala nga naan naam da nga fay nekk, ñii taxaw di am ambition di fëgg dën nag di wax ak ñoom ñëpp, c'est parce que Macky Sall daf leen responsabiliser, daf leen jox ay ndombal tànk yooyu buñ ko amuloon ni ñu fëgg seen dën, te ki leen ko jox mi ngi fi, mi ngi gérer réew mi normalement, nañ ko jox le soin de terminer son mandat, mu liggéeyam rendre compte aux Sénégalais. pour jeexal Géejawaay tey moom dafa mel ni Géejawaay moom amatul kenn ku fa ne Aliou Sall. nit ñi wax nañu pétrole bi yóbbu na ko dootu présenté wu amatul fitu présenté wu Géejawaay. Bougazelli moo yoon a amee Géejawaay presque yow yaa fa des la Diop amatul doole, tey ngeen am ku mel ne Malick Gakou. est-ce que jàpp ngeen ne ak APR Géejawaay ni mu demee nii mën ngeen a gagné Malick Gakou? xam nga nag APR Géejawaay moom ku koy di tudd faible dangaa xamul nag lan mooy APR Géejawaay. ñun dañoo yàgg dégg daal yi depuis 2012 APR Guédiawaye mosul ñàkk ay élection ñu am nag coordonnateur bu xarañ bu jàmbaare nga tudd ko sànq, kooku waxuma pétrole yóbbuwu ko, gaz yóbbuwu ko, leneen sax yóbbuwu ko, parce que loxoom set na, jàmbaar la, mi ngi liggéey. kon ñun dara fragiliser wuñu. yàlla nag dina indi léeg-léeg ay nattu, am na ñenn ci suñu ay camarades de parti yàlla teg leen ay nattu, ñu ngi ñaanal mu teggil leen ko, mais APR Guédiawaye tey la gën a am doole, ndaw ñi tey nañ gën a engagé wu, jigéen ñi tey nañ gën a engagé wu, te suba bu élection amoon di nga xam ne tey nañ gën a engagé wu. ñu ngi jëm ci ay élection locale, nee nga Aliou Sall ñemewul présenté wu, nañ ci dem, di nga xam ni Guédiawaye force tranquille moo fa am, dañuy liggéey, coalition bi ñu am ñu ànd ak suñu ay nawle yeneen parti, ñoom tamit ñu nekk ay jàmbaar jàppale ñu ci liggéey bi, ñu àndandoo ànd nawle ku ci nekk di ci gis sa bopp. kon APR Guédiawaye waxuma sax APR Guédiawaye, coalition Benno Bokk Yaakaar Guédiawaye coalition la bu forte bu dëgër. opposition kañ nga naan Guédiawaye amu fa, ndax wax dëgg yàlla nag ki nga tudd sànq Malick Gakou sama frère la nag, waaye nag Malick nag bu fi vraiment mënatu ko tudd fi ne di tudd Benno Bokk Yaakaar, ñun kañ dañ koy invité mu ñëw dellu si waat Benno Bokk Yaakaar, parce que foofu la jóge woon, foofu mooy place am. Malick Gakou ku ko xool xam ne amul place opposition, du nit koo xamante ni nitu fitna la, wala nit boo xam ne day wax lu ñaaw wala muy def lu yàq. dañ koy invité mu ñëwaat ci coalition bi, ñu àndandoo liggéeyaat comme niñ ko doon defee. alors madame la ministre, temps bi ñu joxoon jeex na. lan mu ngay jeex waay waaw émission bi neex na, maa ngi leen di remercier bu baax, kontaan nañu. da ciy baax léeg-léeg ñu toog échanger, wax li nga xamante ni ñi ngi koy liggéey, xayma ko, wax ak ndaw ñi. kontaan nañ ci, ñi ngi leen di encourager bu baax a baax seen site bi nga xamante ni mi ngi def liggéey bu am solo ci réew mi, di lancer waat appel ndaw ñi rek, ñi nga xamante ni ñi ngi ci réew mi ak ñi nga xam ne nekkuñ ci réew mi, ñu jël xeex bi nga xamante ni mooy éducation à la citoyenneté, mbirum citoyenneté ñu def ko ci seen kanami yëf, citoyenneté, civisme, respect des institutions, mais aussi institutions yi delloo leen respect boobu, jàppale leen ci li ñu kii. ñun ci li ñu concerné, liggéey bi ñu jox du ñu jóg ci di wut ay mécanismes yoo xamante ne luy jàppale ndaw ñi la ci seen épanouissement socio-économique ak lépp, mais di leen wax ni daal ñi ngi fi àndandoo ak ñoom pour que mission bi nga xamante ni jox nañ ñu ko yàlla mottali ko, ñoom ñu gën ci gis seen bopp. En tout cas merci.
merci madame la ministre vraiment ñu ngi lay remercier ci disponibilité bi ak accueil bi franchement alors yéen ñi nga xam ne yéen ñu doon seetaan loolu moo ngi nekkoon seen émission Jokko ñu leen jox dig daje ci yeneen émission ak yeneen i kilifa ba beneen yoon jërë ngeen jëf.